du yomb ñuy taxaw di ci def gestu muy li ñu tuddee le dérèglement des institutions sociales doomu aadama li ko wute ak mala mooy tey sa jur bu amee doom mbote ma wala mburtu ma wala tef ma danga koy bàyyi muy bajantu ndax bu demee ba nar laa jaaxal da nga jël buum yeewu ci tànk bi c'est le contraire nag ak doomu aadama bu tolloo ci phase boobu ci nga koy yar éduquer ko ndax bu matee day génn dem ci société bi ca boobaa doo ko mën a téye donc Pape Momar Gueye ku ne xam na ni c'est un homme engagé politiquement, c'est un militant de la paix. ci wàllu diineem jullit la bëgg a doon mi ngi ci yoonu yàlla na ko ci yàlla dimbali taalibe Cheikh la bëgg a doon mi ngi ci yoonu yàlla na ko yàlla dimbali kuy wax démb joo fekkewul dafa cay mànd waaye yàlla dafa dogal nit buy dund dafa war jox ci wàllam société bi nga xam ni fi la juddoo yaroo fi màggee fi donc à travers l'association Soppe Al Amine ci keppaaru Sëñ Abdou Aziz Al Amine ak fi mu jaar ak ni mu ko leerale mu jug ànd ak képp ko xam ne adhéré na ci association boobu ginnaaw bi ñu définir les buts de l'association pour bay seen waar ci fànn woowu muy kuréel goo xamante ni nous sommes dans un état de droit ministère de l'intérieur da ko reconnaître ba jox ko récépissé donc muy dérouler ay activités ca ku lire bi yi mu rappelé ci association bi gis nga ni activité bi c'est en phase avec les buts de l'association ndax buñ génnee ci élection xel yëpp ak esprit yëpp xaw a chauffé ku nekk di ragal tension ku nekk di ragal jéew ku nekk di ragal musiba boo yoree sàqu mbopp doo xeeb benn fer ñeent donc kon jug yor sa ndox di wis defe naa ni du leen lu dul moytu tàkk-tàkk boo xam ni kenn du xam fu muy yam moo tax jara jër ta xeeb donc mu nekk un prétexte boo xamante ni approprié pour association Soppe Al Amine tur bi rek wund na lu bëri mais association boobu nekk Tivaouane jug di wax ci sujet boo xam ni c'est extrêmement sensible defe naa day contribuer ci apaiser l'opinion publique nationale et internationale ci propos yooyu nga xam ni soxeekoo na ci gémmiñu koo xamante ni dafa yor ak kilifteef am cër bu mu am ci réew mi donc yaakaar naa ne loolu du nekk du raffermir les liens et les relations entre les deux confréries et de manière générale la cohésion pacifique dans la société donc loolu rek laa doon préciser di wax ni association bi am na programme d'activité chaque année mais saa yu ko jamono laajee lu présenté situation bi dina toog jàngat ko partager ci jiital président muy Pape Momar ñu def ca la nga ca war bu dee communication ñu def ko bu dee ay démarches ñu def ko activités yi ñuy gis yi ñu gisul sax moo koy ëpp waaye nag am na loo xamante ni bu eggee wax dafay jot parce que communication dafa am solo ci dundu société asalaamaaleykum wa rahmatullah bala maa jeexal nag dinaa rafetlu teewaay monsieur le ministre sama kilifa la sama ministre la mais lii dafa am solo ndax nit bu fekkee ni loo ko woo mu jug taxaw ca li mu yëngatu ñor ko li sëñ Abdou Aziz Al Amine daan wax nit kenn ko xeebal soxlaam kenn ko xeebal bisam kenn ko xeebal sëriñam ci foofu laa ko placé jot mayu ko waaye lépp lu ñu xewle ci muy xew-xew bànneex comme xew-xew naqar ndax ñaar yooyu ànd bu ko jotam may dina ñëw teew wane ni ñun ay rakam lañu wane ni sunu mag la wane ni lii ñoo ko bokk kon vraiment sedd na suñu xol ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di gërëm képp ku fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ trésorier mu wax ci association bi waaw après man ngi mujj asalaamaaleykum mbooloo mi kon maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant man na sama xol moo fees te wax ci mbooloo aussi yomb ma noonu te ku ma xam tamit xam ni li may bokk ci ay association bariwul mais association bi kon bi Pape ñëwee ni ma damay def association Soppe Al Amine ñëw sama place wax ma ko li ma expliqué objectif association bi yëpp
hésité wu ma sax ni ko damay adhéré parce que bii daanaka mën naa ni mooy sama première association ci association bu may bokk di ci mouvementé comme nii te loolu li ko waral mooy Pape Momar Gueye nii bi ma xoolee association bi xam ne amul association bi amul benn caaxaan nekk association boo xamante ne nii ay association comme ni ko gars yi defee la parce que gars yi dañuy def association yoo xam ni daanaka ñaari fan ñetti fan lay am ñu la association bi fay na wala association boo xam ne leneen moo koy tax a jóg bi ma xamee ni loolu yëpp amu ci moo tax ma gën cee adhéré wu te Pape Gueye mi nekk nit koo xamante si ni aussi heure boo ko woowee mu wuy la te bu lay wax tamit du la wax loo xam ne lu koy jariñ rek la loolu moom en général lu mu la wax ci lu lay jariñ lay doon heure bu ngeen toogee di waxtaan loolu laa gis si ko wax nag yomb maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ñaari mataar yi Moussa waaw yow yaay mujjee wax après Ndéné boo kii nga dugal ko waaw ñaari mataar yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad maa ngi sant association bi ñu taxawal ko ci Al Amine dégg ko dégg ko et ngeen koy doxee aussi man bariwuma lu may dem ci jotaay bi ndax dama am dama xaw a façonné mooy ci waawoon laa juddoo fii laa dëkk mais tey bëggoon naa nit ñi di yëg yenn doomu Tivaouane yi surtout rawatina ñun artistes yi monsieur le ministre maa ngi jégalu ci wax ji parce que tey jii bu ma toogee ba tey nii may soo gis sama ministre ça me fait mal en tant qu'artiste comédien mais ñëw na ci kaw jotaay bi nga xam ne tey Pape Momar moo ko créé ko te yàlla rek tax ma koy gis Seydallah bu gàmmu amee wala màggal ma gis la ñuy daj ah muy doomu Tivaouane ñu nangu Tivaouane nangoo dëkk ni Tivaouane parce que bu ko neexoon dem dëkk Ndakaaru def ni ñëpp yi def mais il est là ala ci besoin xale yu góor yi ñëpp bi maa ngi moom a nekkandoo ci guddi te fële ba 2 heures 3 heures du matin ci xale yi doon organiser fële donc yooyu la ñu soxla ci Tivaouane parce que dëkk boo ci nekkee nga koy soxla ëllëg da nga ci war a bay da nga ci war a ji nga xam ne bu génnee nga xam ne da koy récolté boo ne jox leen ma dañ jox la tey ma jox leen benn exemple li dal góor Ibrahima Fall xoolal tey c'est un millionnaire ou milliardaire nekkoon fële Nations Unies biñ ko soxlaa Sénégal ñëwul ah il nous a refusé ça moo tax tey bi mu soxlaa Tivaouane barke yàlla ñëpp dañu bokk seen loxo tey ku nekk ci dëkk da ngay jox dëkk ba la mu moom et ñu mel ne Pape Momar yi c'est des gens ñu ñaanal leen yàlla ñu dem ay de l'avant pour yàq wala kan numéro ngeen waxul dëgg wax benn ah tey jii xoolal tey jii barke Mohamed sama mère xaw ma ko lu tax loolu mais ak état artiste dëkk boo dem tey jii ñu ngi jël seen i artistes di leen gam-gamee teg leen ci kaw mais ñun Tivaouane mënuñu am loolu te c'est une ville de culte et de culture lu tax mais lu tax non xaw ma lu tax te ñun dañoo bëgg Tivaouane comme ni ko ñëpp bëggee wallahi asim ñi ko ñëpp bëggee lañ ko bëggee moo tax ñu bàyyi Ndakaaru ñëw dëkk dellu si Tivaouane sëñ Mansour tey ma fii moom ba ñu mën ma Tivaouane nga moom reste fii loo bi def nga def ko fi wallahi depuis 96 ba léegi je suis là mais ci nag xaw ma samay politiciens te dama leen bëgg a xam c'est que dama am benn affaire boo xam ne man bu ma jóg rek wax dëgg yàlla di daw di dem sama bind la wàllu la waaw mais ku ma woo nag ma ñëw mais ku ma woo du ma ñëw et loolu rek laa amoon ci lu may wax di gërëm encore une fois Pape Momar yàlla na yàlla jàppale ci barke nañu ko baax ak assistance bi yëpp salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu leen baal leen àq balu leen àq ñaanal leen lépp lu ngeen mébét yaakaar ko yàlla def ko te mu jig leen ngeen tal ko. monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm ak sutura ak xéewal di ko ñaanal mboolem ku fi toog ak ku fi yéene woon a toog di togg fi man nag damay def rek seede en tant que double dëkkandoo ca Dakar dëkkandoo ci Tivaouane sama soxnaa fi ne ma dëkk Dakar di fi ñëw nag régulièrement di ànd ak Pape Momar mi nga xam ne 1994 laa ko xam boobu benn tànk mu ngi université benn tànk mu ngi ENDA boobu léegi ak ñeneen ñu ànd bu rafet ànd nag li ñuy wax rek lëngoo ku nekk mbaggam
waaye moom dafa téye mbaggam téye sunu mbagg loolu yeneen i wax la yàlla dogal bureau yi nga xam ne moom la jël Dakar mu ne ma grand comme yow nee nga doo liggéeyal kenn sa bopp ngay liggéeyal kaay jël fi bureau àjjuma mu jël ma ci otoom ñu ñëw Tivaouane lundi mu jël ma ci otoom ñu ñibbi Dakar bureau ba soo fa demee du moom kese fa ne waaye añ reer ndékki saa yoo ñëwee def ko fa doo xam fu mu jóge te du wax ne moo ko joxe moo wut ka koy defar mooy defar lépp ma bëgg ngeen ñaanal ko te xam naa ñee na nga koy def su loolu weesoo dafa nekk xeetu nit boo xam ne bi léppam nit ñi la parce que bu leen yaakaar ne yéen waa Tivaouane rek la séqal ay jàmm ki teraanga saa su ne saa yu jógee ba muy tëdd mu ngi dox ay soxla yoo xam ne su doon maanaam dañ ko misaal ci crédit 1000 francs 800 yi ci soxla jàmbur la koy dox te muy ndaw te itam mu jox ñu cër jox suñuy waa kër cër ñaañu bokkaloon liggéey Enda Tiers Monde am na ñoo xam ne ba tey yàlla dogal na seen wërsëg tolluwul noonu waaye nangul benn yoon dara manqué leen ñoom ak seeni soxna ak seen njaboot loolu dama bëgg ngeen xam ko xam ne Pape Gaye nekkul rek nitu Tivaouane nitu fépp la léegi li nga xam ne moo ñu boole nag mooy dama bëgg ngeen jàpp ne sunu borom moo dogaloon ni kuréel bu ñuy wax Soppey Al Amine dana am dana ko teg ci loxo yi ku ñuy wax Pape Momar Gaye ci ndigalu Al Amine ci boppam teg ko ci ay sart yoo xam ne moom ci boppam fu mu bëgg kuréel ba àgg fa kuréel ba dana fa àgg su ko mënee dana fa àgg su ko mënul boromam dana ko fa àggale loolu dama bëgg ngeen jàpp loolu man taaliba murit laa comme Rasoul mii waaye bañ ca waxtaanee dafa nekk loo xam ne li man sama bopp man la arrangé ndax samay mbokk la ñuy jox ñu naan jox leen ñu lekk dem màggale jàmm waññeeku fekk jàmm gannaaw loola ñoo tax ñuy yëngu ñoo bokk benn reen ñoo bokk maam Mara kon ñoom seen bopp liñ ko fi waxee fii rek la ñuy dox di ko wax ci lu baax di ko defante ci lu baax di ko yëgante di ko yëgalante ci lu baax ñun umpale nañu ko waaye nañ jàpp ne su fekkonte ne mbir mi garab la reen yi ñoom la ñun li ñu ci war mooy lañ ca jot ak néew ñu rafetal ko defar ko jekkal ko ba ñoom ci seen bopp suñ ñu séenee ñu ne ñun kat suñu taalibe yi kat ñun li ñu xalaat ci suñu xol ñoom ñoo nga ca kon mbir mi sotti ci ak def ci la yéen nag amuñu seen pay en tant que xaritu Pape Momar Gaye parce que sa nit ku ko nitoo ndax ka tax mu nitoo ko danga ko war a nitoo ndax ka tax mu nitoo ko Rasoul Diagne mii sama rakk la sama jarbaat la sama xarit la ñoom waaw sama goro ñoom ñaar ñii ñu ngi mel ni benn pièce côté boo wëlbati muy kenn ka ma bëgg ngeen ñaanal leen bu baax ànd bi gën a rafet gën a dëgër gën a yàgg te barkeel monsieur le ministre ñoo ngi lay ñaanal ànd bi nga ànd ak xale yi ak jàpp bi nga jàppook ñoom yàlla na nekk njiglaay nekk njëriñ nekk sutura àddina ak alaaxira ak xéewal képp ku fi teew tey ak ku fi teewul lépp looy ragal yàlla la ko yàlla dàqal lépp loo mébét yàlla la ko yàlla xëccal di jaay Seydina Muhammad rasulullah asalaamaaleykum